wajalilaahi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci benn modèle de développement bu mën a inspiré waxuma la suñu doxalinu réew mais àdduna gépp ñëw di ko gëstu ngir mën di ko appliquer feneen. waxoon nañ ko te dañ koy bamtuwaat mbiru këru diine yi moom bëgg nañ léegi lépp luñ ciy waxati rek mu doon lu doomi aadama mën a jëriñoo jàng ci ngir jëm kanam mu doon itam lu mën a dëggal ni ñun bu ñu sukkandikoo ci li ñu moom muy jàppalante ak dimbalante mu bari mu néew suñu Sénégal mën naa jëm kanam. benn ci modèle yooyu noonu mooy concept Touba ca kanam mbir bu ñu yàggoon bëgg a waxtaanee mais comme que màggal ku ne danga koy jëmmal selon ni ko sëñ bi digle woon ñun ñu tànn ci benn ci ndonoom muy góor jàpp ci góor jigéen jàpp ci jigéen sa dërëm sama dërëm ak dërëmi keneen boo boolee ku nekk la mu am lu néew la ci koppar daanaka mënul jëriñ dara mais buñ ko boolee lu takkoo takku lay doon loolee nag la ñuy jël def ci loo xamante ni daf ñuy jariñ ñun ñëpp. lii benn ci modèle économique yi fi sëñ bi bàyyi la te tey benn kuréel di ko jëmal muy Touba ca kanam ñu bëgg a taxaw ci kuréel kooku noonu ak lan la ñu liggéey diggante 2017 bi ñu koy taxawal ak 2021 bi ñu nekk lu tax modèle bi war a inspiré loolu itam dañ ci taxaw pour prouver que ni ñun ndeke bu ñu bëggee développement bu barkeel loo xam ni doomi aadama bi dafay joxe koomam dooleem xalaatam ànd ceeg yéene bu mat sëkk jarul ñuy dem di wuti fu sori di copier yeneen modèle économique yoo xam ni amaana boo koy seet dëppoowul ak suñuy réalité réew maanaam ni ñuy jëmale kanam ci ñun lay bàyyeekoo du banque mondiale du FMI du banque française de développement. dañuy def benn rappel historique bu ndaw ci ban contexte la Touba ca kanam juddoo. projet la boo xamante nii njeexitalu benn yéene la bu sëñ Touba amoon bind ko ci xasidaam buñ naan Matlabul Fawzeyni yemook jamono gi bi sañc Touba mbindeef newu fa woon kër newu fa woon moom ak suñu borom dong ñoo fa newoon mu bind cib téere muy Matlabul Fawzeyni di ñaan suñu borom defal ko ci bërëb bii di Touba mbooleem gënee li doomi aadama mën a sàkku ci kaw suuf waaye tamit barke fa ñu jëm ndax baatu Matlabul Fawzeyni boo ko doon tekki ci wolof ci kaalaama gi mu gën a woyofee mooy càkkuteefu mbégte fi ak fa ñu jëm àdduna ak yomal xiyam sëñ Touba ñaan suñu borom barkeel bërëb bii ba jaam bi mën fee matale yooyu yéene lii moo jur concept Touba ca kanam. atum 2017 nag lañ ko jëmal ci dëggalu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké doonoon xalif général des Mourides yàlla na suuf foofu ci kawam. objectif bi ne woon jëmale Touba ca kanam sukkandiku nag ci njàngaleek ndigalu sëñ bi. ci yan koom nag la Touba ca kanam di sukkandiku ngir matale mboolem projet yi mu namm dëgmal dañ ne solution bi jarul muy sori déjà mouridisme am na benn modèle de financement bu ñu naan addiya ci loolu nag la ñuy basé wu ngir matale mboolem projet naka lañ koy defee. comme que xarala yu yees yi permettre na léegi doomi aadama yónnee fu ko ne xaalis te jarul muy déplacé wu dañuy mettre à la disposition des talibés ay moyens de paiement ngir fu waay mën a nekk participer ci liy jëmale Touba ci kanam. loo yor moo xam dërëm ñaar fukki dërëm téeméer junni ñaar fukki junni ba million ñëwul nga barkeelu ngir li war doon ëllëg suñu intérêt général lii mooy modèle de financement bi su ko defee ëllëg du benn doomi aadama mooy jóg di bàkkoo naan maa financé lii. mais ñëpp dañuy ànd sentir que ni lii kat sama dërëm mi ngi ci biir sama ñaq mi ngi ci biir sama kàttan mi ngi ci biir yaa koy sax gën a fonk di ko sàmm ngir bañ mu yàqu ku ne da ngay sentir sa bopp ci mbir yi. 2017 la ñu jëmal Touba ca kanam ba 2020 ñetti at kuréel gi taxaw ne dañuy def bilan ndax kat bu lay doomi aadama yónnee xaalis ngir li ñu bokk ñun ñëpp boo dawalee tuuti. war nga nag taxaw ne lii ngeen ma dénkoon fii lañ ko dugal lii moo ci des fii la ñu war a jëm ngir ñooñu doon participer xam ni kat seen xaalis fi la jaar. ci ñetti at Touba ca kanam taxawal ñetti bërëb bu fajukaay yoo xamante ni du ay bâtiment dong mais dañ ko équiper également ak ay matériels yu méngoog jamono bu ci nekk diggee 500 millions boo ko boolee muy 1 milliard 500 millions. comme que tamit bërëb bu fajukaay newul ni dong nit ki dafay tawat taal otoom dem faju mais dafay am aussi ñu nekk en urgence ñoo xam ni dañ leen war a fekk fa ñu nekk jël leen gaaw en charge
Touba ca kanam boole ci juróomi ambulance ak 2 camions sapeur pompier ngir bu jiyee amee ñu mën a gaaw taxaw victime yi. ba tey ci ñettaat yi Touba ca kanam ne gannaaw paj bu jaar yoon nit ki dafa soxla itam dëkkuwaayam mën a mucc ayib maanaam lépp mën ko faa fekk. ñu tànn fanweeri quartier yi nekk Touba te nga xam ni ndox jafe na leen lool ñu defal leen ay branchement te duñu fay dërëm mais duñ ci yam ngir prévoir ñàkkum ndox mi ñu defar juróom benn pompe forage waaye tamit créé ñaar fukki réservoir yoo xam ni dañ fa mën a denc ndox ngir ëllëg bu manqué benn bu ci ne mën a réserver 5000 litres ndox juróomi junni. ku wax ndox yi tamit wax courant rawatina éclairage public bi nga xam ni dafa bokk ci li mën a renforcer sécurité dëkk ci la Touba ca kanam commandé 5000 lampadaires. wàllum jàngi meeg jàngale mi téeméeri daara yoo xamante ni daanaka seeni conditions yemul woon Touba ca kanam daal di koy defaraat ngir xale yi mën a jàng ci ay conditions yu baax jël itam 100 millions def ko ci tabaxu université bu Touba jël aussi engagement wu defar benn faculté ci boobu daara yu kawe lépp war a dikkee 800 millions. leneen li nga xam ne itam yittey population bu Touba la mooy wàllum xeex inondation ndax sonal na quartier yu baree bari bi ñu taxawalee Touba ca kanam li ñu jëkkoon def mooy créer benn plan d'urgence maanaam jënday moto pompe ngir génne ndox bi nekk ci yenn quartier yi dooru ñëw nag ci wàllum assainissement 2020 gannaaw nawet gu métti lool Touba ca kanam ne wàllum assainissement boobee sax newul lu war a xaar lu ñu war a jëmmal la ci ne mu gën a gaawee ndax ba tey ay njaboot ñi ngi ci ay jafe-jafe ci lañ gisee xalif bi sëñ Mountakha ne ko dañu bëgg taxal benn plan d'assainissement ngir wàllum inondation jeex Touba xalif bi jox leen ndigal ci lañ lancé campagne en 2020 ngir ku nekk def sa participation ngir ñu mën a defaraat dëkk bi mu am assainissement bu mucc ayib ci diir bu gàtt ñu dajale lu ëpp 1 milliard 500 millions mais xaalis boobu noonu duñ ko rek jébbal ñoo xam ni amuñu benn xam-xam ci wàllum assainissement wala créer ay canalisation dañuy woo ay ingénieur ñu xool fan lañu war a gas ngir jaarale la fa canaux yi xool itam yan quartier la ñu war a démarrer ngir balaa déwén lu baree bari mën a saafarawu. bi loolu amee ci biir jaayante boobu dañoo waxoon ñi am xaalis ak ñi am ay moyens ak ñi nga xam ne am nañu xam-xam. li wuy si woon Touba ca kanam ci jamono boobu ñu lancé woon jaayante bi ci diggante ingénieur ak technicien ëppoon na 100 xam nga 100 personnes. ci ay ingénieur ak i technicien xajuñ ci liggéey boo xam ne dañ naan estimativement 2 milliards lay tolloo. 20 points yooyu ñu waxoon Touba ca kanam jël na ci 12 points. 12 points yooyu 6 yi pare na 6 yooyu ci pare noonu. mën nañoo dem ci 6 points yooyu ñu vérifier ko benn par benn ba xam benn ci yooyu dinañ fa fekk benn erreur technique. ci point prioritaire yooyu noonu mën na jël tokkoor bi nekkee ci quartier bi ñu naan Daaru Xuddoos moo nekk nii en 2020 ngeen di seen 2021 gannaaw liggéey bu am solo bañ fa def boo fa jaaree nii la mel. boo demee itam ci localité bi ñu naan Ndaam 2020 situation bi nii la meloon ba fa Touba ca kanam jaaree tey boo fay romb situation bu mel nii nga fay fekk. am na aussi beneen quartier gu ñu naan Sexaw ga bu nawet musaan jot lii la waa population bi doon jànkonteel tey boo fa delluwaatee gannaaw liggéey Touba ca kanam lii nga fay fekk. quartier Mbay Wade tamit nekkee Daaru Manaan chaque année bu tawaan ba noppi doomi aadama yi ci ay charrette lañ doon jaar ba fa Touba ca kanam dafay liggéey bu mucc ayib démbeeg dikk bi dafa gën a yemb. am na yeneen exemple yoo xamante ni buñ ko doon lim du jeex boolewu ci yeneen travaux yi nga xam ni ba tey ñi koy wéyal. li tax nag ñu gën a taxaw ci parti bi mooy boo jëlee kuréel bi liggéey lii lépp ci lu matul benn at ay weer dong muy Touba ca kanam 1 milliard 500 millions lañ dajale woon ci ay koppar mais fexe nañ ba zone yi gënoon nekk problème ñu wut ci ay saafara donte lépp pareegul mais yow mi dugaloon sa xaalis sa xel dafay dal ndax wana gum nañ la ay résultats ci ay weer dong loo xam ne da ngay xëppi gis lamb daj xam nga askan wi doo dégg ñu naan dañuy manifester parce que xam nañ fi seen xaalis dugg bu ñu dajalee daañ la wax koppar gi ñaata la bu ñu waxtaan daañ la xibaar ni ñun kat ñoo ngi négocier ak diw ak diw bu ñu jënd matériel daal di koy filmer ne la sëñ bi mbaa soxna si la ñu yónnee woon ñoo ngi ci fii lañ ci toll bu ñu tàmbalee liggéey ne la mbir maa ngi nii ci étape bii la toll 2020 jàpp 2021 nga gis ay résultats ci 1 milliard 500 millions dong. léegi boo ko comparé ak ki la wax ni moom lépp na 766 milliards depuis 2012 yoo xamante nii yow yaa koy fay te ba tey yaa ngi ci ndox mi mu ñëwaat 2020 génnewaat 10 milliards 2021 ñëw gën a yées
mu dellu diggeewaat 15 milliards yoo xamante nii da ngay toog di dundeewaat yaakaar nga comparer ñaari modèles yi xool ban moo la gënal ndax modèle économique boo xam ni booy participer doo ko yëg mais teewul di nga gis résultat wala beneen boo xam ni moom dañ la koy dagg chaque weer par force ci ay impôt ak taxe di ko lebi ci ay bor nga koy fay say doom di ko rembourser say sët ñëwaat fekkat ko fi di ko fay mais teewul coono du lu mës a wàcc. li gën a yokk tax nag ñu def vidéo bi mooy wane que ni ñun Afrique bu ñu bëggee jëm kanam ñàkkuñ ay modèles yu ñu mën a servir comme référence Touba ca kanam benn la ci modèle yooyu noonu. benn bi mooy citoyen bi du toog sax ñu koy xaar di ko forcer ne ko da ngay participer ci li jëmale sa dëkk kanam dañ koy yëgal dong mu ànd ceeki yéen ak cawarte gu jéggi dayoo parce que da koy leer ni moom sànniwul xaalisam balaa déwén mu gis résultat yi. kon Touba ca kanam daf ñuy jàngal transparence jub-jubal ci li nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñaareel bi mooy don de soi joxe te doo ci xaar dara li ñu nemmeeku ci travaux Touba ca kanam yi mooy ingénieurs yi dañuy ñëw def seeni calcul ne lii ak lii fii la war a jaar taalibe yi futteeku defee ko nañ ko bëggee ànd ci yéene. lii bu ñu ko jàngaloon gox yëpp ci Sénégal ñu am ay njiit yoo xamante ni dañoo dëggu askan wi wóolu leen ñu jàkkaarloo population bi ne leen kat bëgg nañoo régler wàllum inondation mais amuñu moyen nga ne ku nekk ne dafay sacrifice ngir jàpp ci liggéey bi parce que après yéen a koy jëriñoo di nga gis ni quartier yëpp jeunes yi ñooy futteeku gas yoon yi nga xamante ni canalisation bi fa la war a jaar te duñu fayeku benn xaalis parce que dañuy xam ne lii seen yëf la su ko defee état mën a yaxanal. ñetteel bi mooy waa Touba ca kanam même bu ñuy jënd ay matériel dañ koy filmer xamal taalibe yi ne ñoo ngi koy jëndee bërëb sàngam modèle yaa nekk nii su ko defee yow mboolee marché yi investissement bi entreprise bi ko war a réaliser danga koy xam. nii bu ñu ko doon doxalee suñu réew yi ñàkk volonté dootul am corruption dafay wàññeeku luubal xaalis tamit kenn dootu ko dékkati kon solution yi sorewul ñun kay ñoo bëgg dem di jéggaani leneen loo xamante ni dëppoowul ak ñun waxul ak ñun ndiroowul ak ñun bu ñu wéeroo rek ci li ñu moom ñeneen ñooy ñëw di ñu copier di ko yóbbu seeni dëkk mais pas ñun suñu côté. di ñaanal ñëpp màggalum jàmm lii moo ne woon taxaw selu bi tey di leen di daje incha allah benn yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. وكل من قصدني بالعين وتكفني شرف من وعين